www.sangatv.com. seeni xët dañu koy njëkkee ak l'observateur mi xëy ak waxtaan ak yaayuk xale bi nga xam ne ni moom la ñu faatoon ci waaxi géeju Mauritanie moom nag wax na les confidences touchantes de la mère du jeune pêcheur tué yaay ji nee na j'ai participé à la manifestation sans savoir que c'est mon fils qui a été abattu par les gardes-côtes mauritaniens. Voilà Pape Cheikh kon L'Obs foofu la génnee tey dellusi kon jël kaddu yooyu nga xam ni kon moom la waajur gu jigéen ka nga xam ni kon mooy doomu réew Sénégal googee ñàkk bakkan moom nag li mu wax mooy loolu nga xam ni kon addu nga ci léegi maanaam kon ba ñuy ñaxtu di ñaawlu kon li mbir yi demee moom soxna si kon xamutoon sax ne kon doomam moo faatu foofee kon ca géej gi nga xam ni kon muy coow amoon bërki démb. Idrissa Seck mu ngi ci xëtu yéenekaay bi ba tey ñoo ngi liir ay kàddoom mu ngi jëm ci visitu président wu France Emmanuel Macron fii ci Sénégal le leader du Rewmi sur la visite d'État du président français un coup sec jeu de mots la ak santu Idrissa Seck sur la tête de Macron. voilà kon muy leader bu Rewmi l'Observateur yéenekaay bi kon ni nga ko waxee sànkit dellusi na ci par rapport ak xalaatu Idrissa Seck ci tukki nemmeeku nga xam ni ko njiitu réewu France Emmanuel Macron dina ko amal fii ci biir Sénégal moom nag ci tournée googu nga xam mu koy amal sax ci bët Saloum Rewmi àddu ci jàpp ni kon ba tey domination daal am na ci jëflante nga xam ni mu ngi dox suñu diggante ak réew yi nekk ca Tugal moom Idrissa Seck kon it bëgg daal lépp loo xam dem na it ci weccoo yi ci diggante ñaari réew yi ñu gën kaa teg ci yoon. Idrissa Seck ci xëtu l'Observateur Ousmane Sonko Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall ci xëtu yéenekaay bi di Vox Populi ñoom ñetti kàngam yooyu lee ñu ràññee ci wàllu politique xëy nañu ba waxtaanee gaz ak pétrole gi lëmbe réew mi daanaka daaw ba ren loolu tax ñu lire ci xëtu yéenekaay bi ci français Mame Biram ni Sonko Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall tirent sur les salles. voilà Pape Cheikh ñoom nag comme ni ko yéenekaay bi xamalee mun nañ ni quoi dénominateur commun bi ñu am mooy ñoom ñëpp ñu ngi woon ci naan les affaires de l'État ci gestion bi ñaar ñi ay jëriñ leen woon keneen ki nekkoon inspecteur des impôts et domaines di kon Ousmane Sonko loolu nga comme ni kon xaatim na ko muy téere googee pétrole et gaz spoliation ci jëm ci mbir moomee muy kon ci xate bi mu jàpp ni daal ressources naturelles yi fii ci biir Sénégal kon gouvernement gi nga xam ni moo fi nekk noonu la koy doxee doon lu mu ñaawlu woo sax kon mu am ab contrôle citoyen boo xam ne ni mu ngi koy xaar ci doomu réew mi. yéenekaay yu bëri xëy na nag procès Khalifa Sall maire bu Dakar yéenekaay bii di Témoin ci la xëy tey ci xët bi ñoo ngi lire ci français procès Khalifa Sall 48 heures chrono pour le président Lamotte. voilà ñaari fan kon ñi toog di xaar juge Lamotte Malick kon mu addu ci ndogal nga xam ni kon dina ko jël ci àtte nga xam ni kon doon nañ ko lu weesu ay bés ngi nii lu jëm nag ci mbir moomee Témoin ni mu ko xamlee ñuy laaj kon lan la juge Lamotte di wax ci exception ya nga xam ne ni jot nañ ko fa yëkkati incompétence mbala ñàkk compétence bu tribunal ngir mu addu ci procès Khalifa Sall bi waaye jëm ci kon liberté provisoire ga nga xam ne ni ay avocat moom Khalifa Sall ñu ngi koy laaj boobu ak léegi ak lépp lu jëm ci ñu nenal procédure bi ci tàmbali ba fii ñu toll. délibéré bi ñoo ngi koy xaar fileek àjjuma fukki kër ak ñaar la tayle loolee yéenekaay yu bëri dañ ñu ko xamal ci xëtu enquête ñu ngi ciy gis nataaluk maire bu Dakar Khalifa Ababacar Sall di lire ci xët bi ci français délibéré dans l'affaire de la caisse d'avance vendredi décisif pour Khalifa Sall. voilà enquête it Pape Cheikh delsi ci muy jëm ci demande kon contre cautionnement googee nga xam ni avocat yi leel Khalifa Sall defati nañ ko am kon lu ñu teg ci table bi xayma sax ñaari milliards gannaaw kon ba nga xam ne sax dàqoon nañu cautionnement nga ñu tegoon ci table bi waaye nag am lu ci am ndax it procureur de la République Serigne Bassirou Gueye moom jàpp na it ne lii ñu tegaat ci table bi muy lu yees du mujj fenn ndaxte sax lu jëm sax ci kër yooyee des naa xool ndax moomeelu Khalifa Sall mbala lu mën a am doole ci procédure bi ak l'avocat yooyu bëgg la ndaxte yéen ñi jàpp na ni nguur gi daal moom sax moom yenn ci villa yooyu. délibéré àjjuma bi mu ngi ci xëtu yéenekaay bi di Libération ñoo ngi ñuy xamal ni vendredi de vérité lay doon pour Khalifa et compagnie ba tey ci xëtu yéenekaay bi ñu ngi ciy gis nataaluk Cheikh Tidiane Gadio bu ngeen fàttali ko ay tuuma tegu woon na ci ndoddam looloo tax yéenekaay bi xëyaat ak li mu tuddee corruption
corruption présumée le nom de Gadio retiré du dossier d'accusation. muy leneen lu am kon ci mbirum Cheikh Tidiane Gadio kon ancien ministre des affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio mbiram boobee kon bu fekkee ni daal kon àdduna ñu ci libération la mu wax jëm kon ni retiré nañ mbir mi kon bàyyi xel ne daal lépp lu jëm ci liberté nga xam ne ni moom Cheikh Tidiane Gadio ñu ngi ko doon xaaral loolee kon yàggatul mu am ko ci coolo la nga xam kon doxoon na ci ay mbirum gestion contrat ak yeneen yoo xam ne kon doxoon na laal sax réew Tchad. la xew barki démb ca waaxi Mauritanie yéenekaay yi dañ cee ñëwaat ginnaaw l'observateur mi Cheikh waxtaan ak yaayuk ki nga xam ne ni moom la ñu fetal mu faatu ca boori Ndar quotidien ci la xëy tay ci xët bi ñoo ngi ci gis nataaluk njiit bi nekk foofee ca dëkk boobule ñuy lire ci français ni sénégalais tué par les gardes-côtes Nouakchott pêche dans la provocation. voilà muy leneen lu amaat ci mbir mi yéenekaay bi di le quotidien delsi ci ak it nga xam ni kon communiqué la bàyyee ci armée bu Mauritanie ñëw di leeral na mbir yi demee ak it daal la nga xam ni xew na ba ñaawteef googee am doon lu ñu mettit li ñoom it jàpp ni kon du seen tayeef waaye lépp nag bëgg nañ daal buñ ci jógee it yool ay njàngat yoo xam ni dañ ko ci amal ba diggante ñaar réew yi gën a ratax jàmm kon sax ci. président wu Mauritanie Abdelaziz gis ngeen ko noonu moo nekk ci xëtu yéenekaay boobu di le quotidien ba tey nataalam moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di laas yéenekaay bi di ñu xamal ni moom président wu Mauritanie bi recevoir na d'ailleurs ki nga xam ne ni mooy xalifa bu Médina Gounass provocation bi quotidien wax loolee la laas wax tey ñoo ngi lire ci xët bi maam biram ci français meurtre du pêcheur sénégalais Nouakchott invoque l'excuse de provocation. voilà jëm rek ci kon justification yi nga xam teg nañ ko ci table bi jëm ci ni mbir yi demee ndax it ca géej nga xam ni kon foofu la mbir yi xewee ñoom kon li nga xam mooy gàddu côte mauritanien yi jàpp ni daal ab gaal goo xam ne ni teggi woon na yoon bi maanaam di nappee foo xam ne ni kon dañ kaa tere ci mbir moomee nag bañ leen di bëgg taxawaloo ngir ñu xool saytu bu baax lu ko waral mbir ma daal jaxasoo na ba ñoom jotoon nañu soox gaal bi ngir kon ñu am benn genre sommation boo xam ne dañ ko def waaye ci mbir yi na mu tëddee noonu la kon la daal ka nga xam ni kon mooy doomu réew Sénégal googu ñàkkee ci bakkanam ba fu mu toll ni daal ñu ngi xool comme ni nga ko waxee sànq xalif Médina Gounass jéego yim ciy doxit moom it ngir jàmm kon mun a am. képp ku tàggat yaram intéressé ñu ngi lay fàttali ne la gën mooy jënd yéenekaay bi di record day dox ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu sport record ñëw tey ak sunu gaynde yeeg mercato ba nu nekkee ci seen dëkk ya ñuy football ak seeni club ñoo ngi lire ci xëtu record tey ci français ni fin du mercato ce mercredi 4 lions dans l'expectative. voilà mu jëm ci suñu doomu réew yi Pape Cheikh nekk ci club yi ca bitim réew soirée sax tudd nañu ko ci ñoo xam ni kon ñu ngi xaar jamono ji xam fan la ñuy nekk ci seen i club gën a mën a kon ànd ak ndëgër laay ci seen yëngute ca jamono ji football googu ñuy amal waaye seen ëllëg ci bokk ci groupe nga xam ni kon Aliou Cissé coach bi moom bëgg na kaa taxawal jëm ca Russie muy kon ab jongante goo xam ni it mboolem joueurs yi nekk ci Sénégal bitim réew bëgg ci bokk ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. et puis Zinedine Zidane mu ngi ci xëtu yéenekaay bii di record am na plan boo xam ne da ko teg tuddee ko plan anti PSG donc détails yi à découvrir ci record bu tey 100 francs dong lay jar ngeen mën a xam li xew ci réew mi ak it ca bitim réew ci wàllu tàggat yaram li ci des dañu koy bàyyeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye bu yegsee ci plateau bi ca kanam xóotal ko ci revue de presse bi en attendant 8h.